ñu kontaan trop ci ñëw ci meeting bi dafa nekk meeting boo xam ne amul paas booy ñëw doo jël oto doo def dara da ngay toog amul nag boo amul paas ba pare amul fay booy dugg ba pare nag rax ci dolli mu am tàccu dafay neex moo tax ñu ne lii gouvernance sobre la ute naa ñuy wax gouvernance sobre et vertueuse te li ñuy def moom mooy gouvernance sombre et vicieuse ñaareel bi tax ma sawar ci meeting bi mooy mémoire sénégalais yépp dafa am bu ci sax mooy opposition politique bi nga xam ne président Ousmane Sonko incarné na ko mu nekk lu bees ci jeunesse Ousmane Sonko nekk lu bees ci ay idéem nekk lu bees ci ay conviction nekk lu bees ci ay positionnement ba pare nekk lu bees ci résultat yi mu am ci élection présidentielle 2019 nekkit lu bees ci stylam maanaam ni muy doxale nga bëgg ko nga bañ ko ñëpp a war a nangu ni Ousmane Sonko chance la ci Sénégal te xale yi dañ ko war a jël comme exemple man day samay xale yi parti bés bu nekk dama leen di wax xool leen ci kii ñun ñi nga xam ne nag ay mag lañu fu ne ñu jaar fa gis lu ne dégg lu ne fekkee lu ne dañu am devoiru protection bu ñu gisee valeur bu mel noonu boo xam ne li koy yëkkati moom mooy Sénégal suñu dajeeg moom nag yàgg na dañu ànd ndax dañu war a ànd bi may laata dugg politique def déclaration politique laa waxtaan ak ñu bare ñu ma yaakaar ne mën nañu symboliser la nouvelle opposition politique sénégalaise mu bokk ci ak ñeneen ñu waxtaan daje ay daje yu bare bind ay këyit ba d'accord ne dañuy jéem a fexe nu ñu waxtaanee ba am un candidat unique pour élection yi ci diggante bi parrainage ñëw ñu xam ne parrainage bu amee boo jiitalee kenn rek buñ ko faagaagalee ñeneen ñëpp dañuy perte moo tax ñu ne ku nekk na dem parrainage ñu toogaat parrainage bi mu jotee gis ngeen li ci xew ñu ne nag nañu toog waxtaan boobu fekk nañu nekk candidat fippu comme ni ko soxna si waxee sànq bi ñu waxtaanee li ñu waxtaanee Diomaye wane na ko mooy fi ñu jëmee réew mi ñu jël seen programme teg ñu jël suñu programme teg kooku mooy premier préalable pour man ma am droit mën a proposer suma parti ñu waxtaanee kan la ñuy soutenir parce que bu doon li ñu waxtaan ci programme jiboowuñ ci voie bi nga xam ne bii tracé na ko ak yoon bi ñu jëm àndul te mënul ànd duma dem ci sama parti ne leen ci ñi ñu war a soutenir am nañu koo xam ne mooy Ousmane Sonko bi ñu ci waxtaanee li ñu dajale bare lool yaakaar naa ne ci suñu point programme yi amuñu divergence approfondir rek moo fi nekk ak affiner li ñu war a doxal ñoom seen programme jot na ñun suñu programme tabax moo tax ñu rejoindre coalition Sonko président bi mu pare it ñu def ci élection yi li ñu war a def yépp ñu taxawal coalition jot na mu ngi dox di féliciter ñi ci nekk ñépp ak liggéey bi ñu ciy def diggante bi nag mu xew fi lu bare nit boo leen yàggee ànd di fréquentante da ngeen di dem ba am benn affection bu nekk seen diggante ñu am relation personnelle yoo xam ne dafa nekk relation yu mucc ayib yu nekk àndu nawle boo xam ne bii wax dëgg yàlla kontaan naa ci man su may ñëw fii wala Pastef duma ko tàggu duma wax ak moom ñëw naa plusieurs fois ci ay forumu Pastef soxlawul sax ma koy woo naan ko Ousmane maa ngi dem fii sa gars yi ñoo ma invité ci lii jaru ko parce que xam naa ne sama kër laa ñëw moom it même chose dañuy waxtaan ci lu ne di discuter ci lu ne te ñu xam ne ah ñun de yaakaar nañu ne mën nañu am yaakaar ci moom kon nag yàlla yàlla yombal lépp ñun suñu conviction mooy que dañu war a rembourser gis ngeen soxna si ni mu détaillé fi ñu jaar lu ci ëpp état bi ak peuple sénégalais moo tax ñu mun fi jaar parce que bu ñu demee ba am yenn jaar-jaar yi ci wàllu jàng ci école publique
lañu jàngee man mosuma def école privée kon dañu war a delloo njukkal suñu réew kon nag ñun delloo njukkal suñu réew mooy def politique autrement pour ñun la politique c'est l'hommage que nous rendons au peuple quand il n'a pas encore pris son destin en main bés bu peuple bi jëlee destin en main soxlaatul ñuy politique parce que bu boobaa lépp dina jaar yoon moo tax ñu kontaan lool ci daje nit ñi sonn nañu mais laaj na ñu waxtaanee ay ponc yu ndaw rek du gudd benn bi mooy wane fii àdduna ak réew mi toll ci jaar-jaar toll nañu ci incertitude yoo xam ne instabilité boo xam ne ak incohérence yoo xam ne loolu ku ko xamul rek doo mën a politique am engagement boo xam ne bii dafay sax bu njëkk bi mooy ñetti koñ moom mooy triangle bu njëkk bi mooy lëndëm bi nga xam ne bii yoon yi lëndëm na ko ci àdduna bi ak Sénégal surtout ci jeunesse bi ak crise identitaire bi mu àndal léegi nit ñi dañu dem ba reconnaître tuñu sax nit ñi seeni conviction religieuse seen conviction personnelle accepter duñu sax diversité ak différence ba nga xam ne dafa nekk source xeex yu bare gis ngeen ay xeex yu bare yoo leen yàgg a dégg entre Israël ak palestiniens yi yëg dégg ngeen Syrie li fa am loolu yëpp di am ci yeneen réew yi jommuñu yeneen réewu Afrique yi nga xam ne yi man dama fay dem lu bare façon xeex yu nekk am na fa ci wàllu ethnie ci wàllu yu nekk dafa am benn crise identitaire boo xam ne bii moom mooy benn koñ bi lëndamaay bu ñaareel bi mooy yëngu-yëngu bi nga xam ne bii àdduna bi yëngu na ko ci wàllu instabilité tey jii kenn mënatul def lu sax parce que changement yi dafa bare boo xam ne bii soo gisee tey jii rek Covid bi ni mu soppee àdduna bi ci wàllu koom-koom ni mu ko soppee ci wàllu social ni mu ko soppee ci wàllu ndóol nga xam ne wax dëgg yàlla ñaareelu koñu fii àdduna bi toll métti na ñetteel bi nag moo ci gën a garaaw mooy dafa am yoo xam ne dafay dox ci àdduna te xel nanguwu ko patriotisme nanguwu ko maanaam bëgg sa réew ambition nanguwu ko benn bi mooy li ñu dal ñun surtout Sénégal dañu toog ci wurus di yelwaan weñ gu ñuul wurus bi ñu toog mooy alal ji ñu am fépp ci géej gi am ay mine d'or am phosphate am gaz am pétrole lépp ñu am ko toog ci ba pare di yelwaan weñ gu ñuul fu ñu toll ñu ngi leb fu ñu toll ñu ngi fexe ñu ngi ndóol lu nekk dañu daal loolu xel mënu ko nangu ñaareel bi xel mënul nangu mooy nooteel boo xam ne ñi ëpp ci réew mi dañu d'accord ab comp ci réew mi aakimoo alal ji di leen noot loolu xel mënu ko nangu loolu moom mooy source engagement politique bu njëkk parce que dañu ne li ñëpp bokk ñëpp dañ ci war a jot waaye bu fekkee ne ñi gën a tuuti ñoo ko aakimoo ñi gën a mag toppa seen gannaaw di yagari bàyyi leen ñu leen di noot loolu moom mooy crise bi nga xam ne bii moom moo xew ci àdduna bi loolu mooy base conviction loolu mooy base engagement politique ñuy dem nag di dem ba alak boo xam ne bii tey ñoom ñëpp d'accord nañu ne Sénégal ci récession la nekk am croissance bi ñu doon bàkkoo ma leen di wax ne croissance bi ruusitu mburu la léegi ñoom ñëpp d'accord nañu amatuñu croissance ñu ngi ci moins 0,7 léegi li ñuy xewal mooy gëm loolu ñu ne 2023 dinañ am croissance à 2 chiffres déficit bi ñu daan bàkkoo ne ñoom seen déficit barewul respecté na règle convergence yi ñu ngi ci moins 3% léegi ñu ngi ci moins 6,1%. kon nag loolu mooy premier triangle bi nga xam ne bii moo xoj Sénégal ñaareelu triangle bi moom mooy góomu Sénégal moom mooy système bi mooy système corruption bi nga xam ne bii moom mooy yàq lépp Afrique moom mooy yàq lépp Sénégal képp ku la wax ne dina defar Afrique dina defar Sénégal te xeexul corruption da lay nax am na nag ñoo xam ne seen politique mooy wax ba jot ci rek buñ ci jotee def ni ñeneen ñi daan def te loolu gis nañ ko Sénégal rupture boobu il faut ñu incarné ko buñ ko incarné wul du ñu dem fenn ma jox la ay chiffres rek ci corruption bi 148 milliards de dollars
waxuma milliards de francs CFA milliards de dollars mu représenter maanaam 25% produit intérieur brut maanaam alal ji bi ñuy togg yépp Sénégal Afrique 25% maanaam quart bi moom mooy alal boo nga xam ne bii ci corruption Sénégal moom ci seen étude bopp ñoom seen bopp étude boo xam ne bii OFNAC moo ko def ànd ci ak PNUD ci diggante mai 2015 rek ak mai 2016 118 milliards virgule 44 de francs CFA alalu corruption te ci jamono jooju revenu yi ñuy am ci pétrole beeg gaz bi ñu am ak mine yeeg yépp c'était à 116 milliards donc alal bi nga xam ne mooy alalu njaaj bi alalu jublang bi moo ëpp alal bi ñuy jëlee ci suñu suuf si ci Sénégal ci ay études yoo xam ne yi ñoom ñoo ko def étude Chimonix kon nag réew ku la ne mën na ko defar te fajul góom boobu daf lay nax ñetti koñ yi nag yi waral corruption bi am dafa am ñoo xam ne dañu am pouvoir bu ëpp boo amee pouvoir bu ëpp ba pare am ay soxla ba pare di subir pression il faut nga nekk ci safara corruption loolu moo ñu dal réforme yi ñuy def yépp ci loolu la war a basé wu te corruption bi fi koy jaarale dafa bare ay buntu bu njëkk bi mooy ressources naturelles yi wax naa ko da ngay ñëw fekk lu ñëpp bokk nga dem def sa convention ak nit jox ko attribuer ko kenn du yëg kenn du tin bu ñu génnee papier yi nga nekk fa di lay naan man la du man defuma ko ni laa ko defee alors que alal bu ñëpp bokk balaa nga koo jël di ko séddale da nga ko war a tàggoo ko assemblée nationale waxtaanee ko nit ñi xam kii bloc pétrolier bi nii lañ ko war a jëlee nii lañ ko war a gis ngeen ko même rapport yi nga xam ne am na ci sax nit ñi dañ ko jël di ko nëbb beneen bi ci foncier bi la wax nañ ci ba sol gis ngeen liñ ci liggéey biñ ci def yépp ci foncier bi al suuf si moom la ñu jël aaki moo ko di ci def lu leen neex di ko saax-saaxee amul benn transparence projet yi niñ koy choisir Diomaye wax na ko sànq moom maa ngi koy sant bu baax parce que yàgg nañu liggéey yàgg waxtaan ma koy encourager ci liggéey bi muy def affaire choix wu projet yi boo demee ba jël choix wu projet terre nga war a dugal alal jooju te amuloo benn procédure boo xam ne da ngay informer nit ñi avant ñu wax ci seen xalaat xam nga ne loolu mooy problème mais ni ñuy choisir projet yi seen intérêt yi ñu ciy am moom moo leen di jiital que intérêt Sénégal parce que am na alal joo xam ne boo ko bëggee dugal ci réew dafa war a nekk ci benn plan ñëpp d'accord ci xam jeexitalam yan externalité positive lay am ci réew mi pour ñu mën ko def marché public yi aussi mooy liggéey yi ñuy séddale ni ñu koy séddale seen waay lañ koy séddale parfois seen société yi sax ñoom ñoo koy moom foofu la guerre bi di jaar rek yooyu góom yooyu ngay jël def ko ñun bi ñu nekkee xale dafa amoon mercure chrome ak ay poudre joo xamoon mu tëdd dañuy jël góom bi xoos ko ba mu set wicc pour mën koo faj loolu boo ko xoosul ba mu wicc nit ki jooy ba mu saf nga def ci alcool ba mu désinfecté wu doo ko mën a faj beneen bi mooy dilapidation yi moom da ngay gis alal joo xam ne ji mais boo gisee alal ji ni ñu koy dépenser sax nga xam ne ñaxuñu ko da ngay gis xale bu tuuti boo amul boo xam ne bi dafa am chance papaam nekk bii wala nele dañuy yore ay carte bancaire yoo xam ne ay carte noire yoo xam ne lu leen neex la ñuy jënd ñun ñuy tukki fu ne lañ leen di gis te Afrique yëpp la nag da ngay nekk doomu diw yéen chaque jour ngeen gis fi scandale doomu diw bu yore alal boo xam ne bii dañuy dem ci night club yi façon scandale yu nekk jëf la léegi nag ñun suñu doom yeeg suñu sët yi nga xam ne ñoom dañ leen di gis di leen toppandoo di foog na ñoom ci loolu la ñu nekk ñuy dugg ci lu ñu war a dugg donc loolu moom moo fi am kon soo jëlee sa alal joxe ko ci condition yooyu amatuloo souveraineté képp kuy politique Sénégal te posé woo problème mu souveraineté bi da ngay caaxaan parce que da nga bëgg a def ni ñeneen ñi rek suñu lay wax woy ñi dañu contre France dañu contre Amérique dañu contre ñu kenn suñu réew la ñu faral contre ñu kenn suñu réew la ñu faral la question de la souveraineté c'est une question essentielle moom mooy buum gi nga xam ne bii moom la ñu jël def ko ci suñu baat il faut que ñu dagg léegi nag am na ñoo xam ne dañu bëgg a jël buum bi delloo ko ca boy ba parce que góom boo gis day am boy bi boo ci delloo buum bi day gën a métti loolu nag la ñu nanguwul loolu mooy suñu sensu engagement loolu moo ñu boole ak Pastef te tant que Pastef boobu ñu ngi koy ànd amul benn raison pour ñu bañ ko continuer kooku mooy benn koñ bi pouvoir bi nit ñi am pour jël li ñëpp bokk ñu saax-saaxee ko te kenn du yëngu beneen bi mooy soxla yi da ngay yore poste yore ay pouvoiru décision yu mag ba pare ñu traité la ci condition yoo xam ne yi vraiment doo ci mën a def dara da ngay gis justice bi
te corruption bu xasse ba yegg ci justice décision de justice da nga gis lu wara génn du génn ñu téye ko amna dossier xamne bu nga fofu depuis combien de temps kenn du ko traité ba paré nak corruption yi dem ba laal ki wara atté nga xamne atté dafa am sensibilité religieuse bu ci nek bo xamne bi c'est extraordinaire corruption bi dem ba toucher administration bi li nga xamne fofu la nit ñi wara jëlé service public bi ñepp war ci yam nga xamne bo amul bras long wala amulo kula jappalé lepp bo joxé xaliss sax jox la même bulletin de naissance sax pour nga am ko wala extrait de naissance da ngay mujj di joxé xaliss waxtuma la nak circulation bi partout dafa dem ba généraliser ba ñepp d'accord corruption bi dugg ci politique bi corruption bi gis nga ko lañ lay jox t-shirt jox la cap jox la mais sandwich mais nga dem vote ji ñu dem di jox ay nit yo xamne dañu wara atté ci élection yi di jënd ay PV yo xamne yeneen parti ñoko mom di ko changer ak li fi aljuma woné sank man ko nuyu ci yenn fraude ñi def ci élection yi yépp fekké nañ ko suivre ko dans le détail donc lolu yépp corruption mom mokoy indi corruption mu ngi melni genre guro bu sankar waaw mom genre fièvre la genre cancer économique sankar bo xamé luy guro bu sankar moy guro bo xamné ci biir da ngay gis ben genre poudre day mujjé nek ben poudre lolu mom moy corruption bo xamné bi bu atteindre administration atteindre justice atteindre économie bi ñi nga xamné ñi ñom ñoo yoré mbir yi waron ko doxal ba ñepp bok ci nga élire len ñu jël ko ëlbeuti ko pouvoir bi ñu len jox pour ñu défar sa réew dañ ko ëlbeuti ko di la ko kacciré lolu mo ñu dal besoin yoyu nak ñu am da nga wara fexé ba képp ku nekk ci administration nga mettre ko dans de bonnes conditions def réforme yi nga wara def ku nekk justice nga nekk ko dans de bonnes conditions parti politique yi di jouer dans la transparence nga xamné besoin yoyu dina tax nit ki du soxla alal ba paré nak nga surveiller li ci dess nak moy pression yi Sénégal mom ku jog rek am nga sa pression da ngay de façon groupement bu nekk ay lobby yu nekk nga fi gis lobby yo xamné fu nekk la ñuy joggé ci aduna da ngay jéké-jéké rek ñu indil la benn sujet bo xamné bi intéressé wul Sénégal li ci côté yépp nak lobby yi da fay am lobby yi bu ñëwé ci pouvoir bi lañuy dem pour am lu ñu am bu ñu ko amul indi ciow tuuti nga wo len jox len lolu moy le triangle de feu de la corruption ñetti koñ bi mom il faut que nga toj ko pour mëna défar parce que ñetti koñ bi moy góor légui nak nga jall ci ñetti koñu défar bi mom moy ñetti koñ bi nga xamni mom moy garab bi ban safara nga wara indi parce que politique du ñëw rek ne da ngay woné fan la fay yi nek da ngay indi ay proposition alternative motax ma content trop ci intervention yi ma fi dégg serigne bi Tall def na intervention ci affaire immigré yi expliquer yu bare Diomaye aussi def nako ak ñi fi intervenir yépp woné né dafa am ay solution képp ku leen gëmloo ne amul solution def ko xamul wala bëgg ko def wala amul intérêt def solution yi nak mom moy programme yi ñu leen di wax motax il faut ngeen di jublu ci programme yi di xol li ci nek ñun suñu parti am nañu programme bu ñuy wax programme tabax biñ ko commencé liggéey 2015 la avant ñuy dugg politique 2015 ba 2018 dañ ko liggéey ba mu sotti ñu toga nak engagé wu politique parce que mëno engagé wu politique té amulo offre projet de société amna ño xamné ñu ngi laaj réew mi tay fi Sénégal bo leen joxone réew mi dañuy daw parce que xamuñu fuñu jëmé réew wala nga wo leen ci ben plateau télévision ne leen bu la joxone réew mi lan ngay def xamuñu ko té téréwul nit ñang leen di wotel kon ñettelu triangle bi ñetti koñ pour tabax réew da ngay sét fan ngay jëlé alal ji foy jëlé alal ji fi nga koy jëlé ci li nga am la ya xeyté mu laat li nga am moy say ressources nga structurer ay financement ci say ressources ñun dañu gëm né dañu wara def lu ñuy wax bartering manam genre troc la bo xamné da ngay jël sa ressources nga taylé ko mom mu indi pourcentage nga indi pourcentage ngeen dem sur le marché financier indi xaliss liggéey nga défar say infrastructure mom mu extraire une partie de tes ressources li ci dess nga jël ko transformer da ngay def ay partenariat public privé waxuma la comme ni ñu défé autoroute bi dé partenariat public privé bo xamné bi day nek gagnant gagnant nga négocier ko à mémoire égale mais pour nga négocier à mémoire égale il faut que yow nga baña corrompu parce que bu féké yow ki ngay négocier bala mo wax yow indil la saagu xaliss lu la wax nga ne ko da nga yakamti waxtan bi jeex sax ba nga dem jëndi bu dé 6 nga dem jëndi mburu luñu wax nga ré
luñ la signaloo nga signalé ko fona yaa ci rek fekk yaa ngi trahir ce peuple yaa ngi trahir sa état yaa ngi trahir les générations futures donc loolu moom mooy première source bi fi ngay jëlee xaalis sunu administration yi les régies financières on perd encore beaucoup d'argent am na réforme yi ñu war a def ay interconnexion yi ñu war a def foncier bi am na lu ci war a exploiter wuñ ko li ñu war a def ba am sunu xaalis bi ñuy defaree sunu réew mu ngi fi amul werante mu ngi fi am nañu alal ju doy buy defar sunu réew am nañu nit ñoo xam ne ñi mën nañ ko defar fii ak bitim réew moom laay wax niiru yóor bi nga xam ne moo nekk ci diaspora bi dinaa ci dellu si niiru yóor bu nga xam ne ce nuage de cerveau bu ñu ko matché avec les ressources naturelles yi ñu am ak les ressources humaines yi nga xam ne ñu ngi des ci réew mi dañuy defar réew mi parce que amul xam-xam bu xeetu xam-xam boo xam ne bii amuñu ko pour defar ko Sénégal kon nag kooku moom mooy fi ñuy jëlee alal bi boo ko jëlee ba pare nag noo koy jëfandikoo foofu tamit option yi dañ ko wute xam nga jëlee bi bokkul ak jëlee leb bi waxuma kenn du leb de waaye leb dafa am noo koy defee ak foo koy dugal waaye leb boo xam ne bii ki ngay lebal moo lay jox entreprise yi nga koy defar moom moo lay jox entreprise wax la secteur yi nga koy dugal parce que moom li ko intéressé mooy remboursement mais boo demee ba càng mais day toog xoolal aujourd'hui Sénégal dañu inscrire ci initiative suspension du service de la dette maanaam li ñuy teg ci dette bi commission yeeg yooyu intérêt yi parce que mënatuñu fay boo ko defee ñu yóbbu la dégradation yóbbu noté la ne la Sénégal de moytu leen ko perspective négative la nekk wala ñu wàññi sa note képp koo bëgg a lebal te muy bailleur privé ou public dañuy xool ba pare yokk intérêt yi wàññi échéance pour nga am sax benn endettement boo xam ne bii dafa nekk endettement bu woyof sax dootoo ko mun a am loolu mooy système boobu ñu nekk moo tax bi ñuy jógee fii ne dañuy laajte nañu wàññi nañ leen baal dette bi man leen da ngeen di caaxaan parce que système bi ça ne fonctionne pas comme ça même booy ñaan pour ñu wàññi la sa dette da nga war a wax boo lebaatee noo koy utiliser tu restes toujours dans le même système donc sa alal ngay déparé léegi nag di nga leb ci yoo xam ne yi boo ko lebee di nga ko mun a rentabiliser rapidement ba pare nga mun a rembourser rapidement nga wàññi service su dette nga wàññi sa dette génération future yi ñoom ñoo koy fay loolu moom mooy fi ngay jëlee alal bi mooy benn koñu triangle boo ko jëlee ba pare nag nga dugg fi nga koy jëfandikoo bi ñaari axe la benn bi mooy industrie Sénégal dañu amul politique industrielle dégg ngeen toujours président Ousmane Sonko di ko expliquer à l'Assemblée nationale amuñu politique industrielle ku am politique industrielle da ngay am benn schéma bu lay permettre ce produit agricole yi nga mën ko transformer nit ñi mën a liggéey ce produit minier yi nga mën ko transformer man liggéey naa ak ay réew yoo xam ne yi dañu signé woon yu mel noonu gaa ñi jël mujj bàyyi ko jël ressources minières yi di ko jéem a exporter mais réew mi dañu bañ ne leen il faut ngeen transformer une partie sur place nit ñi mën a am ay liggéey ñu créer ay usines nga mën a créer infrastructure yëpp nit ñi mën a liggéey ba pare nag nga jël xaalis bi nga orienté ko ci secteurs yi nga xam ne yi moom moo lay jox croissance inclusive boo xam ne ñëpp dinañ ci jox secteurs yooyu ñëpp xam nañ agriculture la bay dundee bay denc bay jaay bay weccee bay soppi yëpp liggéey bi président Mamadou Dia commencé woon noo ko fi ñu faagaagal il faut que ñu reprendre ce travail là Sénégal bi mu amee léegi investissement yi ñu war a def ci agriculture bi defuñu ko bu ñu toogee ba campagne agricole jot ñu ne def nañ ci 40 milliards def nañ ci 20 milliards loolu développé wul parce que agriculture li nga war a développé dafa bare il faut nga xool suuf si xool ndox mi xool technique yi xool lépp ba nga xam ne bii di nga ko mën a disposer agriculture bi le foncier de l' agriculture donc war a xoolaat nga créer ay titre foncier agricole titre foncier communautaire ba nga xam ne lii am ndengaleer dootu mun a am donc réforme yooyu dañu pare pour def ko li des mooy jël pouvoir bi pour def ko te jël pouvoir bi du ma leen ko jàngal képp ku yaakaar ne dinañ jël pouvoir jël ko jox la ko nga toog sa kër takk sa karawaat di benn saraxule bii di wax ak yéen da ngay nax sa bopp gis ngeen Cellou Dalein Diallo waaw xeex mooy joxe pouvoir il faut se battre dans les règles de l'art mais il faut se battre pour récupérer le pouvoir parce que corruption bi du système électoral ñëpp gis nañu ñun ñii on l'a vécu en direct agriculture pêche chaîne de valeur yi nekk ci pêche bi yëpp jën yi nga jël ay accord de pêche joxe ko yow doo jël sa jën signé ay accord waa ji surveiller ngeen génnee jën yi
dem out financement def ay quai def transformation famille liggéey ñu am ay usine ay conservation lépp ñu lekkee ko fi li ci des nga exporté ko fii da ngay dem ba jën sax doo ko am dañuy joxe ay permis même ci ay espèces pélagiques yoo xam ne dañ leen war a bàyyi ñu développé wu loolu mooy sax-saxee di signer ay accord de pêche élevage même chose gis ngeen ko meew mi Malick wax na ko sànq dañ koy tuur parce que amul stockage amul transformation meew mi lu ne mën nañ ko ci am mën nañ ci am beurre mën ci am fromage mën ko organiser pourquoi duñ ko def parce que du seen intérêt parce que ñi lay lebal xaalis duñ la lebal xaalis bu nga dugal ko ci secteur yoo xam ne yi boo ko développé dootoo importer seen produit loolu moo tax ñu signé ay APE parce que dañu bëgg ñoom bu ñu béyee ba pare ñu jaay la yow nga jël sa xaalis fay leen mais duñ la lebal duñ la dimbali pour nga développer sa agriculture duñ la dimbali pour nga développer sa pêche duñ la dimbali nga développer sa élevage ndawal li même chose ndawal li lu ne mën nga ko cee am ay saucisson dara du yàqu ci ndawalu cheptel bi cheptel debout bi cheptel bi yëpp transformation boutique yeeg sabot yeeg nu mu tuddee béjjén yeeg lépp mën nañ ko def mën nañ ko wol def ko ay produits pharmaceutiques nga def ay industrie pharmaceutique dugal ci xaalis defuñu ko parce que liggéeyuñu booy liggéey bëgg a développer réew da ngay xalaat fan ngay jaar pour développer ko Sénégal dañu xalaatul sax fan la ñuy jaar pour développer ko waaw loo xalaatul nag wax dëgg yàlla munoo cee sori c'est la même chose pour der bi pot bi ñu ngi nii di importer ay marakis Maroc di importer ay sac jigéen ñi sac yi yëpp ñu sol boo ko nangu woon teg ko amul benn bu ñu fi defaree fii xam nga ñoom rus nañu sol saawu ngaay wala dàllu ngaay pourtant loolu war nañ ko mun transformer fii artisanat ñun ci suñu programme dañu am office sénégalais de l'artisanat boo xam ne amoon na temps Mamadou Dia dañ koy rétablir avec 350 milliards un fonds revolving coiffeurs yu ndaw yeeg tailleur yeeg femmes yi nga xam ne ñu ngi liggéey ñi nga xam ne dañuy xarañu loxo di def ay produits ñu def ko ay trucs artisanat def ay moment fu ñu mën a exposer parce que promouvoir uñu artisanat bi te pourtant artisanat bi ñi muy dundal moo ëpp yeneen secteurs yi dañuy dundal tourisme n'en parlons pas tourisme bi ñëpp bëgg a ñëw fi Sénégal façon tourisme bu nekk bu nañ ko développer mais tourisme bi dafa cher da koy def zone franche nga xam ne da nga koy considérer comme ku nekk à l'étranger nga organiser ko def investissement ci tourisme yi exonération yi jël di ko joxe pour ay faux projet exonération yi ngay jël dugal ko ci tourisme mu nekk zone nga xam ne dina juraat xaalis donc loolu mooy orientation bu bees bi nga xam ne war nañ ko jël mooy ñaareelu koñ bi mooy jëfandikoo alal ñetteelu koñ bi mooy naka lañ koy jëriñoo alal ji buñ ko liggéeyee nag kan la war a jëriñ ak lan la war a jëriñ ci réew ki mu war a njëkk a jëriñ réforme bi ñu war a njëkk a def mu am solo moom mooy éducation bu ñu ko réformé wu conformé ko ak sunu culture sunu ñun ban Sénégal la ñu bëgg ak lan la ñu bëgg boole ci sunuy langue nationale maa ngi bind benn livre bu tudd changer de cap ci biir livre changer de cap chapitre bi ci gën a gudd mooy chapitre éducation pour expliquer réforme yi ñu ci war a def ak détail bi ak ni ñu koy financer ak nañoo naka la ñu war a orienter ci formation scientifique bi naka la ñu war a orienter ci affaire médecine bi ak yooyu donc réforme bu mag la ñu war a def ci éducation du genre réforme yi def réunion ñaari fan ñetti génne benn rapport états généraux de trucs et cetera suba ñu jël ko teg ko fële tu ne finances même pas l'éducation dañuy ngay wut schéma de financement ñun dañuy tayle pour 8000 milliards revolving état mooy jël en charge l'enseignement la privatisation de l'enseignement ça suffit la privatisation de la santé ça suffit kooku état bi moo ko war a jël ci ay ressources santé même chose wax nañ ci li ñu mën a def Covid bi gis ngeen liggéey bi ñu ci def pour wane orientation yi ñu ci mën a def budget bi 600 milliards pendant 5 ans def ay polyclinique ci département yi dugg def ay oto yoo xam c'est équipé ngay dem ci dëkk yi dëkkaat yëpp sans compter réforme yi nga war a def ci aménagement territoire yi reconstruire les villages déplacer capitale bi yooyu c'est des réformes yoo xam ne mooy tax nit ki mën ko jëriñoo ménage yi même chose ménage yi dañuy sonn kër yaa ngi tas da ngay nekk xale di liggéey commencé nekk takk jabar wala nga am jëkkër doo ñeme sax génn di jëli appartement parce que li ngay fayeeku ci la say waajur di compter sans compter dañuy jëm mag boo commencé liggéey say waajur jëm mag nga war a fay santé amul minimum vieillesse pour les retraités amul prise en charge
c'est sésame bi la ñuy def dafa lebal leb ba boo demee di faju sax dañ nga naan léegi état bi daf ñu amel xaalis dañ ko bloqué. Donc ça c'est important, soutenir les personnes vulnérables ñi nga xam ne ay handicapés lañu et ci personnes vulnérables yooyu da ngay gis ñoo xam ne ñi dañu dem guerre pour le Sénégal blessé ñu leen di fay ay pensions yu dul jeex yu tuuti laa wax pardon. Donc yooyu dafa am ci biir foofu nag la diaspora bi nekk ñi jóge seen réew daal di dem bitim réew pour daan seen doole waxatuma laa nag li ñu am kas réew ñu koy delloo si waat Sénégal loolu mënuñu ko bàyyi nii te organiser wuñu mais man comprendre naa pourquoi organiser wuñu parce que wóoluwuñu Sénégal koo xam ne li la jox kas néew yaa ngi koy détourné duma la dénk sama xaalis pour nga ciy liggéey parce que da nga koy détourné yow ni ngay joxee sa xaalis sa nu mu tuddati sa cousin Touré pour mu tabaxal la mu lekk ko boo ko joxee état bu corrompu noonu la koy lekk moo tax nit ñi duñu jël dañuy jël seen xaalis rek jox ko fu muy mujj consommation ceeb cere dute waaw ba pare nag liggéey fi nga nekk foofu loolu dinaa ci dellu si tout à l'heure ci dernier triangle bi fi nga nekk foofu nga nekk fa ci situation boo xam ne bi état bi du la faale donc pour defaraat réew mi tabaxaat ko da ngay ut solution bi mooy nga seet fi ngay jëlee xaalis bi ni nga koy jëfandikoo ak ni nga koy jëriñ loolu moom mooy suñu programme tabax te ci point yu bare mun naa wax ci yëpp sur le fond am na loo xam ne lii ñun ak jot na ñoo ci bokk lu ñuy xalaat ñoo bokk ay conviction ci côté boobu dernier triangle bi nag mooy fi ñu nekk nii affaire diaspora certificat d'échec bi wane na ko li ñuy wax ne yëpp réew mi baaxul yàqu na lii wane na ko affaire immigration clandestine nit ki xam ne fii dee la mu ne naa dem parce que awma beneen pexe 2006 laa bind benn taalif tuddee ko yaayi baayam dama ko 2006 laa ko wër maa ngi ko gis 2016 waxtaan ak moom gis xam histoire yi yépp ni mu demee di ci wane lan mooy motiver xale yi pour ñuy dem mais nit ñi xale yi boo leen joxul ñu toog ci lu tey dañuy dem kon politique boobu man foogoon naa bi may bind poème bi en 2006 duma toog 14 ans après phénomène bi gën a accentué donc amul politique de migration au Sénégal nañu waxante dëgg ku gis document buy fixer la vision de l'État sur la migration nga won ma ko amul c'est un phénomène qu'il ne maîtrise pas am na jamono amoon na état bi ne léegi antichambre immigration bi vallée bi la nañu jël am na aussi ñoo xam ne dañ leen recruter di leen yóbbu dans les pays africains ñu nekk ay ouvriers nekk ay menuisiers parce que dëkk yooyu dañ ko manqué woon amoon na mais bi loolu kase dañu mujjee bàyyi immigration bi librement ñu bàyyi mu am ay centre nag yoo xam ne maîtriser wu ko Sandaga centre vallée yi famille yi les villages ñu commencé cotiser di yóbbu nit ñi état bi xamul ñaata nit ñoo nekk ci immigration xamul nit ñi seen déplacement amul benn statistique parce que toppatoo ko te aujourd'hui la technologie permet de l'avoir avec des blockchains qui sont des systèmes de stockage et de transmission des informations mun nga recenser ñëpp kon nag affaire immigration bi ñetti koñ la aussi koñ bu njëkk bi mooy nga waajal ñi bëgg a dem man dama d'accordul ci ñuy wax ne bu leen dem am na solo dem am na importance ci suñu réew ñun sénégalais nous sommes des voyageurs te réew yi am na liggéey boo xam ne war nañ ko fu mën a def ñoom ñëpp màgget nañu te am nañu doole ñun am nañu jeunesse boo xam ne war nañu dem uti fa alal pour dellu si donc da nga leen di waajal ci wàllu formation professionnelle nga signer ay accords la vraie diplomatie consiste à négocier les conditions de traitement de tes compatriotes à l'étranger loolu mooy diplomatie ak les conditions d'investissement dans ton propre pays képp ku la wax beneen diplomatie lay def dañuy yàq xaalis rek dégg naa diplomatie sax seen jabar dañ leen di fay 500,000 par mois comme ça alors diplomatie amu fi vraie diplomatie mooy nga fexe ba sa compatriote yi nekk foofu nga régler seeni problème naka lañ leen di régulariser naka lañ leen di traiter yan conditions de travail la ñu am naka lañ leen di fajee prison yi man bi ma nekkee avocat di dem ci procès yi dans les à Paris ci yenn tribunaux yi dama doon jaxle africains yi rek ngay gis ak naar yi
amuñu benn protection amuñu benn défense kon loolu mooy organiser délinquance dañuy dem ba dootuñu ko mën ñu dugg ci ay loo xam ne ay tooxi doole la donc waajal leen def formation professionnelle négocier avec les pays négocier co-signer accord économique ne ko man de dama am ay xale yoo xam ne dañu bëgg a dem waaw ñaata visa laay am ñaata profession lañ leen di def loolu moom mooy négociation pour l'intérêt de ton pays nga taxawal ay procédures yu leer signer ay convention nga préparer à la personne à s'adapter nga jàngal ko làkk bi ba pare nga préparer ko au retour évidemment am na ñoo xam ne bëgguñu dellu si waaw am na ñoo xam ne bëgguñu dellu si lan nga ci mun ils sont libres bañ a dellu si mais bu ñu yàqal ñi demagul mais état moo war a fixer conditions yi defar boo paree nag ci loolu boo leen waajalee ba pare nag seen dundin sur place nga surveiller